billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa ummatihi wa salama tasliman ama baxdu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi déglu yëpp ak mbokki talibé yi ak képp koo xam ne yaa ngi dëkkee ci Sénégal wala ci bitim réew ñoo ngi jël kàddu gi ci turu soxna Saybata Aydara bintu Muhammad rasulillahi al mahdiyu abdullahi al yaqinul mubarak sajil halamina turan kàddu yi muy ay kàddu ngëneel yoo xam ne da ko fas yéene jotli ko askan wi si li nga xam ni tey Sénégal ak àdduna bi yëpp ñu ngi koy jànkoonteel muy balaa bi nga xam ne wàcc na jëm si coronavirus. soxna si nag li mu njëkk a def mi ngi ñaan boromam mboolem Sénégal sans borom musal ko bu fi duggee tamit yàlla na ko yàlla génnewaat si jàmm ak salaam te yàlla mi ko fi indi woon yàlla na ko delluwaat. kon tey li sabab bi dafa fekk ni mu nekk kilifa diine gu mag kilifa goo xam ni autorité étatique yi bàyyi nañ ko xel bu baax ndax li mu doon soxna ba noppi doon xalifa mu nekk loo xam ni particularité la ci mboolem Sénégal gi yépp xalifa bu jigéen ci jëmmam ji rek lañ ko gisee gisaatuñ ko feneen. waaw loolu nag la sabab loolu mi ngi jóge tamit ci waajuram wu tedd ba Mouhamadul Mahdi Abdoulahi al Yaqin nga xam ne ki ko njëkk a wóotu mooy soxna Maguette Abdou Aydara waaw bi mu fi jógee en 2003 nag ci la soxna si toog jataayam fas yéene la waajuram wa tedd ba sumboon ak magam ji tedd ja mu yokk ko yàkkali ko yaatal ko ba mbindeef yépp mën see jariñu àdduna ak alaxir kon ci kaw loolu mi ngi nuyu Sénégal gi yépp di nuyu mboolem kilifa diine yi di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountaha Bachir mi toog ci xalifa jataay Cheikhul Khadim ak Serigne Cheikh Jëmb Fall Serigne Mansour sëñ Mbay Si Mansour ak mboolem turux yi yëpp waaye mi ngi nuyu tamit son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak mboolem Sénégal gi yëpp waaw soxna si dafa amoon yéene ci xabaar boo xam ni jot na ko mu jóge ci waajuram bu tedd ba Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin ci li nga xam ni Sénégal mi ngi koy jànkonteel ka àdduna bi yëpp mu ni lii ci moom lay saafarawoo muy balaa bii na muy saafarawoo nag mu ne woon na ñëpp ñëw siyaar si ko ku ñëw siyaar si ko ba noppi ndoxam mii di teen bi nga xam ni mooy zam-zam nga naan si bu ko defee sa borom mën na laa musal ba mbas mi nga mën see mucc ak jàmm ak salaam. waaw waaw. waaw yàlla def na nag moom si ak yërmandeem ak ñeewante gi nga xam ne ñeewante na ko mboolem mbindeef yëpp mu ni kon lii aw yiw la te aw yiw kenn du ko nëbb nañ ko yaatal ñëpp mën see jariñ ndax foofu la toogee mboolem kilifa diine yëpp foofu lañ toogee bi loolu amee tamit. jokkoon na ak préfet du département de Thiès man maa ko woo ci téléphone am xamal ko li nga xam ni moom la soxna si mbébét moom it ci ak dal mu daal di ñëwal boppam ànd ak maire de la ville de Thiès Talla Sylla ak commissaires yi ñaari police yi mooy police centrale ak police premier arrondissement bu ñu ñëwee tamit ñu daal koy rafetlu yéene soxna si rafetlu ko bu baax sant ko si waaye ñoom it ñu daal di am leneen loo xam junj nañ ko muy mesure préventive yi nga xam ni état bi jël na ko si mboolo yi nga xam ne ñu ngi dajaloo te comme jàngoro bi day bañ loolu ñoom tam ñu loolu nañ si bàyyi xel teewul nag li soxna si bëgg dinañ fexe ay waxtaan woo xam ni xool ay anam yoo xam lu mën a sottee ba ndox mi dem fi mu war a dem te dajaloo boobu di am waaw kon loolu moo sababoon tey jii soxna si nañ ko jot li taskatu xabaar yi
su ko defee léegi waxtaan woowu maire Talla Sylla moom moo koy jiite incha allah dinañ xool anam yi nga xam ni dinañ mën a fexe ba ndoxu teen bi dem si ñi mu war a dem te la état bay bañ nga xam ni du jaar sa loolu. ndax teen bi 1918 sëñ Babacar Ndaw si la ko ku tedd ki gaslu woon ndax at moom tamit si la sanc fii bi mu ko gasloo ba noppi labbe yi ñëw nañ fi ay labbe ñëw nañ fi di xool bëtu ndox bi fan la toll waaw sama mi jur sama waajuru góor muy soxna Fat Seck nettali na ma ni ñu ngi sol ay mbubb yu ñuul kukk yor kurus yoo xam ne kurus yu gudd ñu ngi tim teen bi di wér waaye nee na dinañ topp ndox mi ba juróom-ñaareel suuf si seen xam-xam ñoom labbe yooyu topp nañ ko ba juróom-ñaareel suuf waaye gisuñu bët bi sa ëllëg sa ñu ñëwaat tollantiwaat ba juróom-ñaareel suuf gisuñu bët bi ba mu mat ñetti fan waaye fekk ku tedd ki Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin waxoon na ni fa zam-zam di ballee foofu la ndox mi bàyyi ko fa zam-zam di ballee foofu la ndox mi bàyyi ko tey jii képp koo xam ni jóge nga Makkatal Mukarrama ñu jox la ndox mi doo ko mën a xàmmee ak zam-zam doo ko mën a xàmmee ak aynu raxmati mu ni bépp jàngoro bu mu mën a doon bu dul jàngoro bi nga xam ni sa borom dafa namm nga ñëw si moom ndox mi da koy faj waaw li si aju takku na lool boo gisee nee ñu aar ko nee ñu ko aaree dafa bokk ak yeneen teen yi fu nekk la nit di jógee di sàkku si yaa xam ngay moodu yaa xam ngay nga tawat kon nag lu mel noonu nag soxna si du ko am ba noppi ndeysaan di ko yamale rek si njaboot gi moo tax mu bëggoon ñëpp rek di si jarañu lii moom la si duggoon bañ na ko bi borom barab bi rëdd teen bi dañuy képp koo xam ne yaa ngi taq sobe bu fa taxaw bépp jigéen boo xam ne da ngaa gis baax bu fa taxaw kuy tax póon wala ngay laan lu ñu tere bu fa taxaw bépp jigéen boo xam ne da ngaa yor doom te nga ragal doom ja saw fa bu fa taxaw ku yor tamit góomu robaale bu fa taxaw kon yii ay matuwaay la yoo xam ni moom moo ko ni lii jël na ko ci teen bi ci ndox mu barkeel mii nga xam ni day suuxat ru di suuxat yaram te kenn du ko yóbbu ci sobe waaw kon moo joxe ndigal loolu ni nañ ko indi ci barabam bi ku ko ziyaar ba noppi nga naan ci ndox mi fas li nga bëgg sa borom dina mën a defal la nga mën a mucc ci balaa bi kon lii moo jaru moo taxoon woote bi léegi nag état bi li ñu dimbalee seen soxna si moo ñu xool ay anam yoo xam ne ndox mi dina war a dem ci ñam war a dem te dajaloo di am soxna si jubóo na ci ak ñoom ñoo ngi nekk di war a tëral jumtuwaay yooyu waaw di sant ñëpp nag waaw di sant ñëpp ku ñëw tamit loo mën a indi sa addiye sa coobare bopp nga indi ko ndax fii dafa nekk patrimoine boo xam ni ñëpp a ko bokk la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na sama borom dool leeram bu baax dafa mos a wax Abdou Diouf président Abdou Diouf ni ko ndax xam nga Thiès ndax xam nga Thiès mu di ko limal ay institution ay gouvernance ak i maire yi mu tontu ko ni ko bokk na ci yitte am réew boo ko jiitee nga xam la fa nekk daani ko soo bàyyi ko angle Sëñ Fallou bala ngaa àgg pharmacie Dika am na barab bu nekk ci digg tali bi oto yi di ko wër xalifaam jigéen la mun ko nanga fa dem nga ziyaare ji ko ku xamoon la fa nekk doo fa jóg sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ko waxoon président Abdou Diouf daani ko nag soo ko deful nag li lay jëlee ci réew mi foofu lay bàyyi ko Mouhamadou Abdoulaye Al Yaqin dafa wax ni boromam dañu ko li annaka lakk mulku dunya wa lakk mulku nasara nguuru àdduna ak nguuru nasaraan ñeel na la nee na loolu mi ngi sama loxo ma téye kon loolu la ko doon junj président Macky Sall bi mu fi ñëwee bëgg réew mi soxna si nettali na ko sànq moo ñëwal boppam bi mu ñëwee toog si càmmiñam soxna si ni ko jógal sama càmmiñ ñëw sama ndijoor si kanam Baye Saliou Babou mii te boobu bi mu ñëw fekk soxna saa ngi yeesal njàpp ñu ne ko Macky Sall moom moo lay seet mu ni maa ngi jàpp bu fekkee yàkkamti na mën na dem ñu ñëw waxaat ko mu ni day toog xaar ko boobu lañu am yaakaar ci moom bi soxna si ñëwee yeesal njàppam ba noppi def ñaari rakk dugg ci barab bi mu daal di summi mbaxanaam ñëw nuyu ak moom féete ko ba wetu càmmiñam mun ko jógal sama càmmiñ te ñëw sama ndijoor mun ko lan nga bëgg mun ko réew mi laa bëgg a jot te boobu mi ngi koy xëccoo ak fukki nit ak ñett
mun ko kii nga jañool mooy Muhammadu Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam lépp loo ko ñaan may la ko nee na mu ñaan nee na mu tibb jox ko moom mu fi duggoon moom la sama borom seppi waaw kon nag message bi tamit ñu ngi koy lancé président Macky Sall son excellence mu mën a bàyyi xel fii bu baax saayir am na waaye baatin am na. incha allah nañ dalal seen xel bu baax. nañ dalal seen xel bu baax ndax Sëñ Tuubaa dañ ko mos a laaj ci wàllu balaa mu ni balaa saa bu wàccee yàlla danaan ko na nga dem si diw ak diw ak diw ak diw ak diw maanaam da koy jox ab lim feek lim boobu matul du delluwaat bu lim bi matee nag mu dellu waaye li si yàlla def Sénégal si ay kilifa yu tëdd fii suuf jàpp nañu mbas moomu incha allah du sori te ndax yàlla def na fi loo xam ni li borom barab bi wax def na seen dëkk yi mbir mu màgg moo tax di ko ziar si képp koo xam ne yaa ngi koy ziar si di nga mucc àdduna di nga mucc àllaaxira ndax moo wax ne laa najaata fi daaree nii ila indi amul benn mucc àdduna ak àllaaxira lu jël fi ñun. Je vous remercie au nom du khalife de Mouhamadou Abdoulaye Al Yakhine Sokhna Saybata Aïdara et à travers votre personne, donc toute la presse écrite et parlée ici présente. Donc Sokhna Saybata Aïdara a tenu à faire une déclaration à l'endroit du peuple sénégalais concernant la propagation du coronavirus. Aujourd'hui, qui est aujourd'hui une réalité au Sénégal et partout dans le monde. À cet effet, donc dans son intention de sauver le peuple sénégalais donc de ce péril, a voulu donc saisir les autorités étatiques, en l'occurrence le préfet du département de Thiès, le sous-préfet de Thiès Sud, le maire de la ville, Moussa Talla Sylla, pour être de connivence avec eux pour les mesures préventives qui ont été prises par monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, ici au niveau donc de Kër Cheikh Abdoulaye Yakhine, il y a un puits qu'on dénomme le puits de la miséricorde. Et ce puits, c'est Zamzam, qui a été creusé depuis 1918. Et cette eau recouvre des propriétés mystérieuses de guérison de toutes les maladies. Donc c'est l'objet de cet appel donc au peuple sénégalais de venir se recueillir au mausolée du digne de confiance et aussi de s'abreuver à cette eau qui est sacrée, à cette eau qui est, je veux dire, pleine de miséricorde. Pour se conformer au chef de l'État, en accord avec le maire de la ville et le préfet, vous avez pensé quand même avoir une autre forme de distribuer cette eau? Oui, bien sûr. Ça, c'est une idée de M. Talla Sylla, le maire de la ville de Thiès, que nous félicitons de passage. Donc, il a fait part à Sokhna Saybata Aïdara qu'il est obligatoire de trouver des moyens de s'approvisionner de cette eau et en tenant compte aussi des mesures préventives donc prises par les autorités étatiques. Voilà, et éviter les rassemblements au niveau donc du mausolée et au niveau du puits. Et cela a été respecté. Donc, Sokhna Saybata, en tant que khalife, a donné son accord. Actuellement, on est en train donc de discuter pour voir les voies et moyens de résoudre donc ce problème qui est très très délicat. Donc avec les autorités administratives, à savoir le préfet du département de Thiès et le maire de la ville de Thiès. Autant vous avez demandé les talibés et les Sénégalais de respecter les règles d'hygiène, autant vous rassurez les Sénégalais que cette pandémie va quitter le Sénégal, Inch'Allah. Bien sûr, ça va quitter le Sénégal. Parce que le Sénégal regorge de grands hommes de Dieu. Donc, ils ont consacré toute leur vie donc,
à Dieu qui est le maître des mondes. Donc par considération à ces grands hommes de l'islam qui gisent ici donc en terre sénégalaise, on peut espérer profondément que cette pandémie va quitter donc dans les meilleurs délais la terre sénégalaise.